asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yépp di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci Hajj 2019 ak Seydi Mouhamed El Cheikh ñëwoon tey di leen dalal ci seen émission sans détour nag dafa am tey benn invité bi nga xam ne bët yëpp instant yi ci àdduna bi ci moom la ñu fixé invité bi nag du kenn ku dul Seydi Mouhamed El Cheikh sang bu tedd bi ñu ngi lay dalal sunu émission di la remercier ci sa temps bi nga xam ne accordé nañu ko. di ndokkale mbokk Daaratul Iman yëpp fu mu waay mënta nekk rek ñu ngi lay ndokkale di dalal kay tey ki nga xam ne mooy Seydi Mouhamed El Cheikh moom mi ñëw ren ci 2019 aj si njëkkee ci étape bi nga xam ne mooy Médine ñu gis ne tamit àdduna bi yëpp sénégalais yëpp jullit yëpp tijaan yëpp seen bët yëpp ren mu ngi aju ñu ngi koy sànni ci ki nga xam ne mooy Seydi Mouhamed El Cheikh mu am nag benn phénomène ba nga xam ne dañ ko remarqué ci avion bi maanaam 30 minutes balaa atterrissage ñu gis ko mu nekk ci benn genre méditation bu intense yàlla dogal ñu xaw a gëstu tuuti rek gis seen li nga xam ne mooy leeru yonent bi di sallallahu alayhi wa sallam di dugg ci avion bi te avion bi teereegul ñu bëggoon ko laaj nag ci li nga xam ne mooy ci sunu émission tey sans détour di ko laaj lu tax cortège mystique boobu nu mu amee solo nu mu importance di ko accueillir te avion bi sax wàccegul bismillah. asalaamaaleykum ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yëpp di dellu di ziyaare ñëpp di kontaan ci émission bi nga xam ni mooy sans détour ngeen posé ñu aussi ay questions yoo xam ni question yu am solo la ñu fas yéene ko répondre point bi ni ci njëkk souligner rek mooy actuellement ni ngeen ko waxee ñi ngi ci Médinatul Munawwar suñu waxee Médine nag xel yëpp dafay dellu ci dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que bi mu demee ba mission bi toll foo xam ni yàlla suñu borom subhaanahu wa taala wax na ko ni ko gàddaayal ba mu gàddaayee dëkk bi ñoo tuddee Médinatul Munawwar moo ko accueillir yonent bi ñëw fi ñu accueillir ko ñoom fi fekk ñu dalal ko ak ña nga xam ni gëmoon nañu mission am ñoom it ba ñu àndeek moom bi ñu ñëwee Médine moo leen accueillir muy suufu Médine ko nekk na dëkk boo xam ni loolu dong doyoon na ci wàllu histoire ba tax bu ñu sumbee xaj ñu ni nañu njëkk jaar en premier ci dëkk bi ziyaare sang bu tedd bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi Médine nag laata ñuy dugg ci li xew ci avion bi dañuy wax ni Médine déjà ñi nga xam ni dañuy gëstu ci wàllu chiffre ñoom dinañu jàngat xaj bi ñuy def ci 2019 ne xaj la boo xam ni li ci làqu ci mystique ci ñi nga xam ni xam nañu wàllu chiffre dañuy gis ni li ci làqu ci mystique lu yaatu la lenn li danay dem ci côté chiffre ña nga xam ni miin nañ ko dinañu xam réalité mystique bi ci ne leneen li di dellu ci côté xayb bu dee ci côté chiffre liñ ci bëggoon a indi rek mooy organisation voyage bi te ñuy def muy xaj bi 9 jours la ñu war a passé Médine ñi ngi fi dugg si dimanche ci ngoon war fi jeexal bisu altine war a jël talaata ba fas yéenee dem Màkka kon 9 jours la ñuy passé Médine Màkka aussi 19 jours lañ fay passé léegi nag boo jàngatee 9 jours yi ñu war a passé Médine ak 19 jours yi ñu war a passé Màkka nga boole ko ak 2019 kon da ngay gis ni 9 day dellu si waaw 9 yi nga xam ni mooy 9 jours yi ñuy passé Médine 19 jours yi ñuy passé Màkka ak année bii di 2019 da ngay gis ni chiffre 9 bi day dellu si lu bare. loolu nag ñi nga xam ni ñoom seen xam-xam màcc na ci wàllu chiffre du ñàkk ñoom dinañ ko mën a décortiquer ba génne réalité yi nga xam ni ñoo ci làqu ndax man dama indi rek wàllu junj bi kon bi ñuy ñëw Médine ñi ngi fi ñëw bisu dimanche ci ngoon avion bi mi ngi atterrir
aux environs ci heure bi nga xamee ni moom mooy heure Médine 15h30 ci heure Médine kon dañuy gis ni réalité boobu yëpp dafa am loo xam ni ñun dafa nekkoon suñu yitte mooy sunu ñëwu Médine ak fu nu mënta njëkke ñu njëkke ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkke ci teraanga yonent bi njëkke ci lumière am moo nu gënaloon kon loolu mu mës a nekk suñu objectif dañu ni woon bu nu ñëwee Médine balaa nuy teg sunu saak ci yonent bi la ñu bëgg njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko xam-xam ni yàlla moom la wax ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon yërmande yëpp yàlla ci moom la ko def ci yërmande yooyu nag yàlla def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ni ku baaxit yonent bi moo la gën a baax kuy teral gan yonent bi moo la gën a mën a teral ganam kuy yëwan moo la gën a mën a yëwan loolu moo tax yonent bi xaarul avion bi atterrir waaye ci biir avion bi ni nga ko waxee bi mu desee 30 minutes pour ñu atterrir ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si ak lumière am moom ak lumière u yonent yàlla Moussa alayhi salaam pour lan pour defal nu lanoo tuddee wàllu dal ak wàllu dalal ci dëkkam bi nga xam ni mooy dëkkam bu tedd bi loolu moo tax nag yonent bi noonu la ñu accompagner ci 30 minutes yooyu moo tax bi may wàcc avion bi ma summi samay dàll parce que yonent bi bu mu ñëwee boo seetloo ñoo dendoon ci avion bi gis nga ni li ma toog yëpp ci fauteuil bi dama summi sama dàll teg sama tànk ci napp yi parce que man boobu maa ngi méditer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñemewuma it bëgg di toog ak moom di sol dàll ba may dem bay wàcc yi mu nuy gunge ci wàcc ba ndax dafa ñu bëggoon accompagner ba ñu wàcc ak moom ci dëkkam ma summiwaat sama dàll loolu moo indi ma summi sama dàll téye ko ba ma ko summee defe naa ni yow mi yaa ma dékk sa micro laaj ma ni la sama dàll yi ma summi ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma def ko te loolu defe naa ni image yaa ngi fi mën na ko prouver ndax mi ngi ci internet tabarakallahu question boobu daal loolu laa amoon ngir tontu ci pour l'instant. macha allah jërëjëf sang bu tedd mi ñu ñëw si sunu deuxième question ñu gis ne sa étape Médine dafa ànd ak benn méditation intense bi nga ci àndal ànd ak ci benn détermination ànd ak ci benn xaal mu am lu ñu frappé bi nga duggee di ziyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga revendiquer sa appartenance ci tarixa Tijane nga revendiquer sa bokk ci Maulana Ahmed Tijani Chérif nga taxaw fa ñu dégg la nga ne jërëjëfe Maulana Ahmed Tijani Chérif te ku xam ne étape Médine bokkul ci aj lu tax signification lu tax nga dëggal sa bopp ci appartenance tarixa Tijane ci bokk ci Maulana Ahmed Tijani Chérif ci kanam rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xam nga bu ma ñëwee Médine dafa am ku tax ma ñëw Médine yàlla dafa ni yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtaxu ilayhi wasila man mësuma nekk dara lu dul Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani moo ma fekk nekkuma dara mu defar ma sama ñëw Médine ci Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani la jaare su ma ñëwee Médine dafa am ko ma fiy fekk si kan laay fekk si mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa am buntu xatmiya bi mooy buntam di Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani man dama gëmoon ni bu ma ziyaaree yonent bi ba mu jeex te tudduma Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani sama ziyaar du nangu ndax nit day gore yàlla dafa digle wàllu reconnaissance wa ama bi ni'amati rabbika fa haddis loolu yàlla wax nee na su ma la defalee ngëneel di ko waxtaane nga koy waxtaane nga tudd ko jëriñul yàlla dara mais dafa bëgg wàllu reconnaissance man lu ma mënta doon tariqa Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif moo ma ko def lu ma mënta doon Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani moo ma ko def lu nekk ci man ci xam-xam lu nekk ci man ci wilaaya lu nekk ci man ci martaba Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani ko def ci man kon balaa sama xol di dal ni sama ziyaara bi may ziyaara yonent bi lu dëggu la ma wax jërëjëf Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif léegi nag détermination boobu ak volonté de zikr boobu ñu am Médine béréb la boo xam ni boo fi duggee da nga war a fexe def le maximum ci ndigalal yàlla la yàlla ni yaa ayyuha allazina amanu na mu ko waxe ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii dellu ni yaa ayyuha allazina amanu ni sallu alayhi wa sallimu taslima kon yàlla moom moo ci jiitu ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii te mënoon na ñàkk waaye yàlla moom mu julli ci yonent bi dellu ni yaa ayyuha allazina amanu digle bi ñëw sallu alayhi wa sallimu taslima kon lu ma jàpp mooy boo ñëwee Médine la nga war a profité mooy fexe ba digle yàlla googu
nga def le maximum ci salaatul fatiha def le maximum ci jawharatul kamal jotal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mooy méditation bi ñuy nekke mooy zikr bi ñu nekke waaye mooy volonté ak détermination bi ñu nekke kon nag su ma xoolee man xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek damay xeeb lépp loo ma mësoon def ci yonent bi di fexe jamono ju nekk di gën a yokkaat waaye loolu yëpp nag na ma ko daan waxe ci sama ndigalal sang nga xam ni mënuma nekk dara lu dul jëmam ju tedd ji mënuma dox saa moom lu ma dugg su ma ko ca waxul loolu baaxul muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo tax fu ma toll jërëjëf Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani sama hymne la man. macha allah sang bu tedd bi xam naa ñu ñëw si sunu dernière question ndax ku xam-xam ne Médine da ngeen fi nekk retraite spirituelle amu leen benn temps troisième question bi nag ñu gis ne ci Kaolack 2018 nga defoon révélation bu doy waar bu Sénégal yëpp déggoon di xaar mu réaliser wu mooy naa fexe ba mbalaan bii nga xam ne mooy mbalaan bi sama baay jox ma di Mawlana Ahmed Tijani naa ko lal fi nga xam ne mooy Makka naa ko lal Médine naa ko lal Jérusalem loolu nag ñu doon interroger wu ci nan lay amee nga jàngal ñu nga wax ne ci pouvoir spirituel lay amee ci pouvoir bi nga xam ne Mawlana Ahmed Tijani dénk la ko démb nag ñu lay seetlu mu am benn phénomène boo xam ne dafa xew ci jàkk ji balaa ñuy julli gee wala bu ñu julli gee ba pare nga toog di zikr ñu gis benn arab te Médine dañ leen xamee philosophie wahhabite arab bi daw xëtti sa kurus téye sa kurus di ko xëccanteeg yow ba jékki-jékki sëgg foon kurus bi ci ngay ñoo xam ne ay wahhabite la ñu bëgg la laaj essence bi récupéré woo ko dugg nga Médine ci jàkk ji ci rawdu yonent bi nit ñaa ngi daw di ñëw di la nuyu ñu ngi foon sa kurus ndax phénomène boobu nga ñu doon wax ci 2018 dafa tàmbalee am fii ci Médine. li may njëkk def mooy remercier ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee les habitants de Médine wala les habitants de la cité du prophète paix et salut sur lui. Médine gis nañ ni peuple lañu boo xam ni seetlu naa leen seen habitants yi ñu accueillant lañu xam naa sax moo tax li ñu accueilliroon yonent bi barke boobu moo leen topp ba léegi. li nga wax it dëgg la idéologie bi fi nekk mooy wàllu wahhabisme ñëpp xam nañ ko wahhabisme buñ ko waxee mooy ñi nga xam ni dañuy jaamu yàlla dinañ ko topp waaye wàllu tariqa mii nunu leen ci ndax xëy na dafa am gis-gis gu ñuy xoolee tariqa waaye ñun yàlla dafa dogal leen ci ñun mooy Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani dafa am lu mu def ci ñun nit ñi bëgg ñu nit ñi bañ ñu fu ñu romb dinañ ñu ràññee waaw parce que bu ñuy dox wala ñuy jëf dafa am leer guy nekk ci ñun di ànd ak ñun waaw léegi nag góor googu nga xam ni yàlla dogal na góoru arab bu mag la sikkim bi bee jaaw mu ñëw tee kurus gi dem naa ba jox ko sax loxo rek bëgg mu bañ a fóon kurus gi nuyonteeg waaye mu fóon kurus ga moom góor googu ñàkkul ni am na baatin boo xam ni gis na ko ci côté bi nga xam ni nag dellu si na ci wàllu malaan bi ni ma ko waxee rek Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif su la joxee pouvoir la mu lay defloo mooy nga dem def la ñoo tuddee repérage waaw Médine li ma fi toog yëpp ci masjidi rasul bërki démb benn borom baatin ci xadara bi maxtaar ci bu mi ngi koy wax ni xam naa looy xool mooy fi ñuy laal malaan bi loolu laa doon xool waaw ndax li ma gis mooy ñii nga xam ne ñoo nekk ci ëtt bi bis bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif décidé ni tey nanu laal malaan bi ñoom ci boppam ci ñi niy jàppale ñu laal malaan bi ci la ñuy bokk Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani li yàlla def ci alquran ci sóoratu Yaasin ñëpp di ko jàng innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun yàlla ni lu ma soob dama naan nekkal mu nekk lu cër boobu la yàlla jox Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani xanaa lu Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani bëggul mais lu mu bëgg rox yëpp a ciy ànd lu mu bëgg jëmm yëpp a ciy ànd kon bis bu décidé ni jour tel laa bëgg ngeen lalal ma malaan bi su ko waxee jour boobu bu may ñëw fii di lal malaan bi ñii nekk fii ñoo may jàppale te defe naa ni nag loolu yàggatul ku yàlla may di nga ko fekke di nga ci teg sa bët naasiril xaq bil xaq tal atel xaq bil xaq dana riir ci biir masjidi rasul waaw parce que déclaration ba defoon naa ko Kaolack 2018 waaye déclaration boobu dama ko defaat ci biir masjidi rasul waaw xam nga bari na koo xam ne lu muy wax daf koy wax su ñëwee bu béréb bu du ko man dama ko waxaat ci biir masjid rasul dama ni fii ma toog fii laa bëgg lal malaan penku sow ndeyjoor càmmooñ waaw ci biir masjid rasul ci wetu xabru yonte bi laa waxaate waat lool
kon loolu déclaration la boo xam ni bu ma dëggu la parce que ñëwaat naa ci béréb bi waxaat ka te noonu ma waxee ka noonu lay amee te su ma demee masjidil haram la ma waxoon fii naa ko waxaat foofu su ma demee Jérusalem la ma waxoon ca Kaolack danaa ko fa waxaat. macha allah jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh di la remercier ci réponse yu am solo yi nga indi di la remercier aussi si temps bi nga xam ne accordé nga ñu ko di dellu di nuyu di ziar sunu auditeurs yëpp di leen jox dig daje si seen beneen numéro sans détour asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh.